gouvernement ñemewuñu taxaw manifestement ne daganal nañ ko, mais daganal nañ ko bu yàgg. daganal nañ ko ci loi constitutionnelle muy loi bu rëy article 25 su ngeen fi jógee ngeen liir ko incha allah. képp ko am WhatsApp mën na ko jox ñi yor wàllu organisation bi pour ñu envoyer leen documents yi ci aju yépp yi wane ne gouvernement bi daganal nañu ngóor jigéen ak jigéen góor ci suñu tur nag ñun jullit ñi, ci turu xalif généraux yi fi teew lañ ko daganalee, ci turu njaboot gi yépp lañ ko daganalee. ndax kat bërki démboo Njaay président de la république Macky Sall amul woon capacité mën a taxaw dem ba itélé ca France ñu koy laaj ne ko waaw mbirum góor jigéen ñi mbaa am nañ droit d'organisation et de réunion et de manifestation, mu ne leen bu baax am nañ ko. te mooy le président de la république sunu président ñun ñëpp wane foofa ne ñoom góor jigéen ñi am nañ droit bi. xale bi yoroon micro central bi wax na fii léegi na fukki association ak juróom-benn mu ngi fi, waaye dañ ciy teg ne am na yeneen lu mat juróom-ñeenti association yoo xam ne tegee na ci. lu mu tuuti tuuti actuellement ci Sénégal li fi nekk ci ay organisation ngóor jigéen dem na ci presque ay 30. ngeen bàyyi xel loolu lépp nag ci seen tur. sa tur yow imam, sa tur yow sëriñ daara, sa tur yow xalif général, sa tur yow taalibe, sa tur yow jullit bi, ci lañ daganalee ngóor jigéen, ci la ñuy joxe autorisation yi. loolu muy benn. maa ngi doon ci wax ne daganal nañ ko ci loi constitutionnelle article 25 luñ fa wax dañ ne bépp citoyen, kon képp kuy citoyen rek, chrétien bi, jullit bi, athée bi, dañu ko tenir mu war a respecter la constitution, war a respecter loi ak règlement yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi. mu teg ca nag ne noonu ni lañ la tenir nga war a respecter les droits d'autrui. autrui mooy kan? mooy kudul yow rek dugg na ci autrui. autrui nag góor jigéen a nga ca biir, moo yow yilimaan bi yéen a bokk sañ-sañ. te France fam teg tànkam fa la Sénégal teg tànkam. mbaa yëg ngeen ne foofa ca France àgg nañ ci ay yilimaan yooyu takk sëyu ngóor jigéen ca biir jàkka ya. dem leen ngeen bind Lido 8 yilimaan la, góor jigéen la, jàkka ja muy jiite dañ fay fas ay sëyi ngóor jigéen. ñu jox ko bépp possibilité nag à l'échelle internationale mu koy campagnal di ko doxal di ko waxal. moo tax ñun li muy dund ma ne mbëmb réew yi foo ko àpp romb na ko. bu ko defee nag. waaw kàddu yi ñu ko déggandoo Massou. waaw muy kàddu yoo xamante ni yaakaar naa ni jarul sax peut-être ñu koy commenter ensemble. mën nañ ci dikk un peu par rapport à nos différentes analyses soo ko ñu ko permettre. incha allah Abdoulaye. Imam Ndao de lu mu wax rek am na lu mu bàyyi pour man, pour ñi nga xamante ni tàmm nañ di def ay recherche ci jëm ci wàll wii nii. parce que il faut savoir que ñoom ni ñuy amee seen agenda caché boobu nga xamante ni dañ ko dérouler dans le temps te yàkkamtiwuñ ci dara, ñun noonu la ñu amee temps di gëstu di xool ñoom nan la ñuy def pour mën a contrecarrer seen ay plan. ku déglu Imam Ndao mi xam ne Imam Ndao il a tellement fait de recherches sur ce qui se passe actuellement dans ce monde. parce que gis nga àdduna bi boo buggee jàmmarloog benn mbir da ngay fexe nga am ci xam-xam. mu ngi mel ni tey ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay experts en cybersécurité, ñoom seen liggéey mooy ñiy sàmm li nga xamante ni mooy sécurité informatique. dañoo war a xam nan la ñuy hacker d'abord, dañoo war a xam sàcc yi yan méthode la ñuy utiliser pour mën a contrecarrer méthode yooyu noonu. donc bu ñu demee ba ne dañuy xeex góor jigéen, la moindre des choses mooy dañoo war a xam fi ngóor jigéen toll ci àdduna bi. ki muy wax noonu imam boobu noonu di fas sëy góor jigéen yooyu ca France
man seetaan naa débat am moom ak Tadic Ramadan c'est-à-dire dañ koy invité ci télé française yi muy toog di expliquer di utiliser Coran bi dans ce sens là loolu nag dafa nekk ay objectifs yi nga xamante ni ñoom dañ koo teg pour banaliser li nga xamante ni moom mooy religion bi dem ba ñàkkal fayda religion bi jox ko def ko li nga xamante ni moom mooy islam. beneen bi mooy lu mu wax légaliser nañu góor jigéen bi indirectement ça se comprend mu ngi mel ni tey mairie de Dakar di interdire nit ñi ñuy jaay ci kaw trottoir yi nit ñi ñëw di fa jaay ci trottoir bi illégalement agent wu trésor bi ñëw di leen daggal li nga xamante ni moom mooy juuti donc autorité ne leen à ce que ñuy jaay foofu indirectement donc c'est exactement la même chose ma ci profiter di féliciter Mansour démb il a fait un travail remarquable ci li nga xamante ni moom mooy manifestation ànd sàmm jikko yi xam nga actuellement dafa am ay pseudo intellectuels yi nga xamante ni jàng nañu am nañ diplôme dem nañ école mais école dafa tax ñu gën a nekk ay idiot dafa yokku seen ñu nekk ay dof parce que dafa am ay nit yi nga xamante ni pour ñoom làkk français ak yor diplôme mooy tax nga nekk nit alors que ce n'est pas le cas parce que démb dama gis ay doomu aadama yi taxaw naan des gens sans conviction taxaw di xeex li nga xamante ni moom mooy ngóor jigéen alors que y a d'autres priorités xam nga dof yabaate ñàkk xel waye di ak yaakaar ne da ngaa muus te muusoo da ngaa dof mooy tax ngay taxaw ay nit yu la ëpp diplôme seen waa kër gën laa jàng gën laa muus gën laa intelligent ëpp laa xaalis lépp looy jaay rek ñu ëpp la ko nga taxaw naan ñooñu ay nit yu amul conviction yi ñooñu nag ñun la ñu war a jàmmaar lool parce que ñooñu ay naafeq lañ parce que yow nga ne yow doomu jullit nga te je rappelle que amul benn religion ci àdduna bi buy autoriser góor jigéen amul du islam du christianisme du judaïsme du athée du ceddo même nature bi sax accepté wul góor jigéen parce que on dit acte contre nature yow nga ne yow moom laay wax yow nga ne jullit nga am turu jullit taxaw naan dañoo war a accepter góor jigéen yi parce que la nature évolue mais c'est quoi c'est bon. merci beaucoup Abdoulaye Ly merci beaucoup en tout cas ci li nga xamante ne jot nga ko wax international sa gis-gis ci lu ne dañoo bëgg a nekk président dëkk bi tu sais affaire yi doo comprendre keroog wax nañ ci wax joo xamante ne bii nii moom mooy lu doy waar encore une fois hier on a vu marche bi la DTV était présente Mansour on a encore vu le travail bi nga xamante ni la DTV def na ko gars yi ñëwuñ koo génne si à la dernière minute que beneen chaîne privée ci la ko jëlaat parce que xam nga dañuy bañ ku leen mbamba ku leen ngàmb parce que intérêt yi ci nekk tax gis nga tey am na ñoo xam te ñu ngi koy wax ni ñu ngi xalaat ni ñu ngi koy wax ni kat ñoom dañoo am doole di lañuy jéem ki yàlla am doole lu yàlla namm ci yow kenn mënu ci dara mais aller jusqu'à avoir 30 associations d'homosexuels et association bi ne xanaa dooma ne benn wala ñaar wala ñetti góor jigéen a ci nekk wala ñeent de xam naa ne du mu gàtt dina am ay 25 wala 30 bu je ne connais même pas le nom ci lim bi ci association bu nekk ndax association yaakaar naa juróom benn nit suñ ko dinañ ëpp loolu ça commence à être très dangereux gis nga dama ko fi doon wax ci kaw bi ñu nekkee ci plateau bi ci kaw dinaa ko waxaat encore fii teen ci suuf gis nga même on est en train de nous forcer ça au niveau des téléfilms yi nga xamante ne moom la ñu jox ak au niveau des Mickey léegi des dessins animés léegi góor ak góor sëy on dirait que c'est normal jigéen aussi sëy léegi on dirait que c'est normal parce que dañuy naan góor jigéen mais y a aussi le phénomène aussi des lesbiennes tout ça là dañ ko war a mettre aussi au même pied d'égalité xoolal góor ñi nga toll nga naan da ngay jéem a wëlbatiku góor ni sa kaw xam nga loolu dafa doy waar acte contre nature lu doy waar mënut a gën a weesu loolu xel sax daf ko nanguwul ay on a nos plaisirs rek ay nos sentiments Poutine daal laa gëm Poutine daal laa gëm Poutine man dama ko gëm quoi Vladimir Poutine dama ko gëm merci beaucoup international Djibril jaajëf maa ngi leen jaajëfal bu baax bon débat bii nii kii dafa nekk débat boo xam ne si wàllu diine dafa sensible ba nga xam ne wax si sax ñu ko xam dañu naan ay bàkkaar yu rëy la tellement gravité bi c'est tellement extrême ba nga xam ne si anecdote bi ñu doon wax yenent bi ñu ne mus na di voyage yi moo gàngooram ñi def escale am fu mu demoon ñëw mu fekk ñu teg ay seeni cin di togg mun leen fii nii ngeen di togg xanaa xamoo leen moo doon barab yu góor jigéen ñi dëkkoon ñu daal di koy wëlbatiku ñu ko léegi nu ñuy defar togg yi mu ne tuur leen ko bala ngeen jox ko kii géléem bi pour montrer rek extrémité gravité bi comment nu mu extrême maintenant nag erreur bu ñuy def mooy Sénégal si communication bi la tey ñu bëri dañoo umpale ni muy imam yi chaque fois ñi siy wax di si wax day dem ba portée bi
ak intensité bi dafay léger day dem ba dootul nekkati dara ci xelu nit ñi ñoom imam moo xam ñoom imam doobu dañoo waroon expliquer ci taarix histoire yi jot a passé ci wàllum góor jigéen ba nga xam ne képp ki nga xam ne dafa nekk ci diine mu am ragal ak tiitaange xam ne lii lu bon la donc lii communication bii nii c'est tenté d'être réussi et ñoom bu ñuy yaakaaree dañuy informer Sénégalais yi propagande la ñuy def autrement et c'est très dangereux par contre nag kii di njiiti réew bi nag si lu mu ko dégg moom nee na ce que mu ngi continuer nekk président Sénégal wàllum góor jigéen du nga ko fi mus a adopté loolu la wax loolu la persisté te fii la juddoo fii la yaroo te yaakaar naa ni Sénégalais yi nga xam ne plus de 99% yëpp boo doonul julli rek yaa ngi chrétien nekk chrétien nga je ne pense pas que mu nekk loo xam ne dinañ ko valider fii ci Sénégal que ça soit directement wala indirectement lu des ba des nag mooy communication bi nga xam ne mu ngi dem ñu koy wóyal di ñu nax gars yi di def propagande yaakaar dañuy yee nit ñi fekk yow yaa ngi intensifier wàllum ngóor jigéen donc lépp lu ñu ci mën a wax ku ci pare nag. kon da nga gis ni ñoom lu ñu doon joxe nii comme information luy Alioune Ndao doon joxe dafay gën a juróom propagande très bien que ñàngal leen ci li nga xamante ne moom mooy mbirum ngóor jigéen. très bien wàllum communication wax na ci ay révélation que ki nga xamante ne mi ngi taq bu ñu juumul loolu information la de am na ñoo xamante ne ñi ngi fa woon te am yëguñu ko woon peut-être parce que joxe na information ki nga xamante ne nee na diine la yor mu lay mubboo nee na jullit la ba pare nee na imam la ca bitim réew foofu noonu ca tugal ca France ba pare mi ngi taq ay sëy information boobu loolu joxe na ko gëm naa loolu njuróol la propagande jàngale lay gën a njuróol joxe na tamit association yi nga xamante ne moom ñuy mubboo tur yooyu dajaloo nañu ne dañuy jug di xeex ak yelleefu doomu aadama kon tey ji loolu noonu gën na njuróox information que propagande wala propagande nga ko jàpp. ama information bii nii mu wax man gis naa ko ci net bi mais bu mu commencé seetaan 5 minutes rek tellement xam ne lii seetaan ko sax bàkkaat bi dayoo bu mu am kenn xamul nu mu toll dama ko zappé. yàlla moo foofu nga ko déggee nga seetaan. déedéet bien avant ma koy seetaan tey jii nii bépp ndaw bu ko seetaan dina dem gëstu ko. te dañ koy waxtaanee ci rajo yi ci télé yi ci car rapide ci taxi yi donc mbirum information tey même les politiques da ngay def jëf ju ñaaw pour ñu dégg la xam la boo bëggee am lu ñuy wax visibilité seede yàlla donc loolu noonu communication yooyu en tant que ñun suñu imaam yi jàngu luñ leen wax leen ni yenn mbiri bu ngeen ci demee bay wax da ngeen koy may doole bu ngeen yaakaaree ni lii da ngeen koy suul yéen a ngi jàngal xale yi daw yéen leen informé alors que nit ki dafa war am tiitaange fu ñu ko tuddee foofu laay waxee donc c'est une erreur bi nga xam ne gars yi dañ koy wax. par contre nag pour yow da ngay wax c'est une erreur pour man. waaw voilà man maay wax man maay wax parce que même bu ñuy wax ci association yi dafa war a nekk loo xam ne bu ko découvrir ne lii la wane këyit bi ñu ko xaatim ñi xam ne ñëpp xam ne lii année bii lañ ko def da temps la ñii ñoo ko bindoon ñii ñoo ko signé wala ñii ñoo ko voté mais waroo taxaw rek yor sa micro taxaw def sa analyse wax parce que dégg-dégg yi bokkuñu ñun njiitu réew mi moo ñu fi nekkal te yaakaar naa yenn loi yi bu demee ba ko ci assemblée lay dem te assemblée bëri na ay jullit mun nañ ne plus de 95% ay jullit la plus de 99% ay jullit ak ay chrétiens lañ kon yenn yi bu ñu demee ba koy voté ñoom dina am ñu bëri si ñoom ba si ne serait-ce que opposition bi ñu taxaw ne lii lañ fi bëgg voté kon nag bu ñu xëyee rek un bon jour jël li nga xam ne xew na bitim réew bëgg ñu imposer communication boobu xeex bi gisuma portée bi nga xam ne mun na ko fi def lu dul mel ni rek luy xeex nguur gi alors que am nañ yeneen priorité yu ko gën a efficace. d'accord maam Thierno nag li nga wax xaw na doy waar. parce que bu nekkee tey jii même bu nekkee tey sax da nga ne pour xeex nguur gi mais am na foo xamante ne bu ñu ko tolloo di ci wax on parle du Sénégal on parle plus de nguur on parle plus de pouvoir ni de l'opposition parce que sànq yaa ngi naan wax war nañ leen ñaax ñoom imaam yi bu ñu yëkkati seen cadre rek di wax ay waxu projet de loi lu ñu waroon ñaax est-ce que gënul nekk tout tànk yi ci école bi ñu xamal leen kan mooy Ahmadou Bamba Alaaji Malick Baye Niass bi nga xamante ne ñoom ci seen jëmu bopp tey âge boobu à l'âge de CM2 boo nekkee classe CM2 nekk 6e secondaire di nga xam portée yi ak imaam yi valeurs yi nga xamante ne jox nañ ko bu yii duñ fa àgg tey bay def marche parce que ba ñëwee bay organiser marche pour xeex ak yàlla jikko yi pour defaraat jikko yi nga war a xool ni kon suñuy jikko yi nax saay na kon ñun romb nañu lii di yàgg est-ce que nekk faute bi ci ñi nga xamante ne tey ñoo ànd def marche boobu ngir ñaax askan bi ci ñooñu la nekk wala ñi nga xamante ne ñoo nekk ci kaw di diriger ñi nga xamante ñi fi des
ci fan faute bi ci kan la nekk ci ñooñu la gën a njuróol nekk wala ci ñi nga xamante ne tey dañoo dem ba gis ni lii bu ñu jugul marche ci bu ñu jugul kaas ko bu ñu jugul wax ci dina lii raam ci ñax bi la jëm. loolu danañ wax mooy man lu ma wax rek xam nga lépp loo xam ne da ngay jël di ko xeex dafa war a nekk si loo xam ne da c'est palpable loo xam ne da nga ko jàpp waroo yow am jiixi jaaxa rek ni lii am na bitim réew te ñu xam nañ ne ah kon da nga jàpp ne dafa am jiixi jaaxa alaaj Sall bi marche bi attends dafa am objectif si dañoo ne criminalisation dañuy ñaan ñu criminaliser góor jigéen waxuñu ne dañuy marche parce que dañ ko autorisé de